wàcce kàddoom léegi mu yóbbaale mboolem kilifa diine yi fi toog muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mii toog ibnu Serigne Salihu Mbacké moom sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom Xaadim Rasul ibnu sëñ Ahmed Mbacké moom sëñ Bara moom Xaadim Rasul di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla fan lu gudd ak wér li nga wax ci kaddu yi yóbbaale na mboolem kilifa bu fi toog Mbacké ñu ngi lay ziare bu baax di jël nuyoo sëriñ daara yi di ko teg ci doxal Xaadim Jaañ male bokk ci njaboot gi di soomi sëñ Mor Jaañ waaye taxawu daara ci ni mu ko war a taxawoo ci ndigalu kilifaam Cheikh Mamadou Bachir di ko jox wàccuwaayam bu baax mu yóbbaale sëriñ daara yépp moo ko sëriñ Xaadim Fall mu caaral di jël nuyoo kilifa yi nga xam ni moo jóge ci sëriñ Fallu muy notable ne ginnaaw raay di ko teg ci doxal sëriñ Mor Jaañ mii nga xam ni notable la waaye kenn ku ne xam ne digganteem ak waa ginnaaw raay sëriñ Mor ñu ngi lay ziare bu baax di ziare commissaire di ko jox wàccuwaayam sëñ Ablaye ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Fallu ñu ngi lay ziare ci turu sëñ Fallu ñu ngi lay sant ci turu sëñ Fallu sëriñ bi wax na ne bis bii de ko fi ñëw ku ne di ab jullit sa xol set na guy sa xel dal na sa yaakaar yokku na sëriñ bi nee na képp koo xam ne teew nga fii di ab jullit tey jii sa xel dal na sa xol sedd na sa yaakaar yokku na ndax kenn ku ne xam na ni Sénégal lii rekk moo nuy jariñ muy fexe ba defar benn doomu aadama mu baax te jub ba bu ëllëgee mu mën a yóbbaale ñu bari te li ko mën mooy daara alxuraan kon lii nga wooteel daara yi waaye diir ci dimbaliwaale aji néew ju doole yi yal na yàlla taxawu la yal na yàlla fay la imaam Ndiaye ñu ngi lay ziare bu baax moom teewoon na mboolem 16 communes yëpp seen imaam ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di wax ne sëriñ bi nag mi ngi lay sant cantu boppam sa diggante ak moom wax ne as gor nga ab jullit nga nit ku baax nga te taxawu nga ginnaaw raay ni nga ko war a taxawoo yal na yàlla fay la parce que jataay bii kat yombul de mën ngaa jiite mbir waaye woote ñëpp wuy si la yombul rawatina ay kilifa nag waaye nag li la ko may mooy sa yar ak sa teggin ak ak bàyyi sa bopp ak nit ñi te Serigne Bay Jaxate daa wax ni am yaray tax ñu jëli nit ci suuf teg ca kaw di ko teral waaye ñàkk yaray tax ñu jël nit ca kaw teg ci suuf di ko caw kon yow sa yar ak sa teggin loo am moo la ko may di sant di gërëm di tëje samay kaddu la sëñ Modou Moustapha Mbacké waxoon ni lu baax fu mu àgg fu ne ku baax ko fa àggale waaye boo saxee kuy defar mooy li nga def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. monsieur le maire am na ko wax sànq ne am na ñu koy roy wax na dëgg maa ngi jëm nii yëmbal noor ci lu mel nii te mosu fa am kon ñu ngi koy roy lu baax nag ku koy def ni ñu roy la maire it ku ko yor danga koy jox ñi ko moom population bi du tey laa mos a ñëw ci lii maire laa ne ku ko yor danga koy jox population bi mooy lu mel nii leen dem yëmbal ci Ablaye Diop mii weer yi passé dafa ñëw sama kër sama dam di génn mu ñëw fa ñam bu rafet ànd ak Mbaye Diaw ma ne ko monsieur le maire jërëjëf lenn rek nga ma desel ci àdduna ci sa délégué de quartier yi nga xam ni maa leen jiite nga jox leen billet Makka soo ko mënee ren nga def ko soo ko mënul bu déwénee nga def ko nekkate bi ma koy wax loolu mu ngi ci xelam mu ngi ci xalaatam mu ne ma président baax na yamul ci benn billet nag wax nañu ko sànq juróom benn billet jox nu ñun délégué de quartier yi ñaari billet Makka président baa ngi toog day dem Makka ren kon Ablaye jërëjëf nit ñi kenn moomu leen ku def di wax ko ku deful kenn du la waxal dara maa ngi ñaan yàlla nag jaan ji matta ñu ñun waa Caaroy bëgg naa ko de yàlla ko yàlla def monsieur le commissaire maa ngi leen nuyu jërë ngeen jëf wasalaam maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp Ablaye jërëjëf sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ginnaaw bi nu sante borom bi subhanahu julli ci sang yi sayyidina Muhammad noo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah
di am mbégte yi ci teew bi ñu fi teew ci turu Cheikh Al Becaye ibnu Cheikh Al Becaye Kounta ca Ndiassane ñu teewal ko fi teewal fii boole seen xulafa yi nga xam ne tey ñoo sagal diine ji ci Sénégal muy bés boo xam ni yéen a ngi ko def waaye Sénégal gépp ngeen ko defal bisu alquran Sénégal yëpp a ko moom ndax mag ñi fi nekkoon lii dong la ñu sampe woon dëkk bi ci lañu yare woon njaboot gi moom lañ doon jàngale ba wuy ci seen borom kon bu fi njaboot gi wuutoo la leen war mooy ñu saytu loolu taxaw ja kemt lay kàttan kon loolu jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ni yéenay sëñ daara yi waaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ni yéenay partenaires yi ñëw nañ aar leen ci wàllu koom di leen jàppale leen tette ba li mën a taxaw kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin Quran nag li ci bokk yi wax léegi moom ci la lépp nekk moo wax ak démb wax ak tey wax ak ëllëg fiihi xabaru ma qablakum naba'u ma ba'dakum wa xukmu ma baynakum wa xabaru ma ba'dakum alayhi salaam ne boo jàngee alxuraan mu wax la démb nga jàng alxuraan mu wax la ëllëg nu muy demee nga jàng alxuraan it mu wax la tey fa war a teg sa tànk kon lépp alxuraan la waaye li ci dàqat yi mooy alxuraan yati yowma alqiyamati shafian mushafaan Cheikh Muxtaar Kunti ne alxuraan boo koy jàng dalay ramm yowmal qiyam te yàlla dafay nongu ak rammoom shafi waaye mushafa yonte bi alayhi salaam wax ni xale bu ndaw bii nga jël yóbbu ko ca daara ja saa yu ubbee kaamil bi di jàng way juróom yi nekk ci biir bàmmeel donte du nu ay jullit yàlla day woyofal buggal ci seen kaw kon ana ni ki nga xam ne jullit la yóbbu doomam ca daara ja di ko jàngal alxuraan na la leer ni ci àdduna buy dund leeram day yokk waaye bu duggee bàmmeel it xéwal ga day yokk foofu kon yàlla nga yàlla defal yi ñëpp ñu am mbégte leen nuyu leen ziara waaye di nuyu Cheikh Papa Kanté Cheikh Papa Ibrahima Kanté yor fii daara ci gannaaw raay daara Cheikh bu Mohamed Kounta waaye loolu rek taxul ñu nuyu ko dafay dimbale mbokki jullit yëpp xàmmewu ci kaa wala kële amul mbirum tarixa te loolu it mooy jàngale alxuraan loolu it tey moo feeñ fii ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sargal ci li nga xam ne moom la taxawee xam naa ma jubanti mbokk mi rek ci tur bi bu xalifa Kounta la bu xalifa waaye du xalifa Ndiassane jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah commune yëpp ku fi taxaw léegi mu ngi koy wax ci yow la ko royee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku roy benn sunna ok alhamdulillah ana rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain ñu ngi nuyoo mbokk jullit ñi fi teew ñëpp di nuyoo ci nuyoo boobu ñu ngi ciy jiital suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo teg teew ci ginnaaw fii ak ñëpp ñu nekk ci tant bi di wax ne ci nuyoo boobu ñu ngi ciy jiital mboolem kilifa diine yi waaye ak kilifa aada yi ndax ñoom ñoo ŋànk gox bi suñ leen nuyoo rek nuyu nañu képp koo xam ne teew na ci jotaay bi di wax ne jotaay bi nag jotaayu sant yàlla la jotaayu sant yàlla la waaye sant yàlla ak tudd yàlla sant yàlla ci turam tudd yàlla sant yàlla ci meloom tudd yàlla sant yàlla ci jëmmam ndax al mazaahiru salaasa wal mutazaahir waahid feeñu waaye yàlla yi ñett la te ki ñuy feeñal kenn la liñ ci jublu mooy jotaay bi yàlla rek moo ko waral yàlla rek moo fi dajale nit ñi te yàlla rek moo fi daje te dajewu fi kenn ku dul boppam kon am nañ yaakaar ne jotaay bi amul sikk ne barkeel na ba noppi kon ki ñu may jotaay boobu mënuñu wax lu dul wax jërëjëf monsieur le maire Abdoulaye Diop moom mi nga xam ne moo ubbi initiative bi jotaay bu barkeel bi jotaay bu bëri teranga bi nga xam ne ubbil na bunt képp kuy jullit bëggoon def lu baax te xamul fu muy jaar wala képp kuy nit bëggoon def lu baax ndax jotaay bi li tax ma ne sant yàlla la
mooy ku ko xool xam ne Sénégal en miniature moo nekk fii ndax soo gestoo di nga fi gis njabootu Cheikh Ahmad Bamba soo gestoo gis fi njabootu maam Alaaji Malick njabootu maam Bu Kunta Ndiassane njabootu maam Limaamu Laay njabootu Maolana Cheikh Ibrahim Niass su fekkee ne lii du Sénégal ana Sénégal ba ci suñuy mbokk chrétiens yi ñu ngi ci biir kon jotaay bi barkel na monsieur le maire ñu ngi lay wax jërëjëf ci initiative bi nga xam ne bunt la boo xam ne ñu bëri jaaree nañ fi def te yàlla tax kon dëgg-dëgg ñu ngi ci am mbégte tey ginnaaw raay moo am ndam Pikine moo am ndam Sénégal moo am ndam sëriñ daara yi ñu ngi leen di wax jërëjëf ndax wàccee nañ 70 kaamil jubli ci ñaanal gox bi ñu dëkk muy ginnaaw raay ak ñi ko jiite yàlla def fi jàmm yàlla def fi teranga waaye def ko ci réew mi yëpp kon ñoom tam ñu ngi leen di wax jërëjëf ci taxawaay bi ci njàngin wi nga xam ne ñëpp dégg nañu wax dëgg fa yàlla bëgguñu guddal waaye daal monsieur le maire jërëjëf mënuñu ko romb ñu ngi lay wax jërëjëf di ko wax ak équipe bi nga xam ne ñëpp aju nañ ci commission bi mbooleen commission parce que du woon commission religieuse bi kese mbooleen commission ñoom bi nga xam ne ñoom wala Sénégal ñëpp def nañ ci seen ñaq ak seen kattan ba 2 heures du matin nit ñi ngi fi woon démb kon loolu tamit ñu ngi wax jërëjëf ñëpp waaye mënuñu bañ a wax wala ñu tëjee jërëjëf waa PAMECAS bi nga xam ne nag fa lañ bokk ci seen taxawaay ñu ngi leen di wax jërëjëf di wax ne yàlla na partenariat bi sax te gën a yokk ak mboolem partenaires yi ci jàpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. di nga ma may tuuti ndax oyof dafa baax ci doomu aadama dafa baax ci njiit waaye yëg nit di ko déglu tamit dafa baax mais résultat bu mu am ci biir ginnaaw raay suufeel boppam wàcceel boppam moo tax mu am ko ba démb ci guddi ba ñuy bâche maire blouson la sol ba fii 1 heure du matin 2 heures du matin mi ngi jàpp ci siège yi di teg di yëkkati di teg ba courant maas ko fii xataa ba courant maas ko fii kon njiit day oyof comme ni ko yàlla waxee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walaw kunta fazzan ghaliza al qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa ida ghazamta fatawakkal ala allah خليل حبيب سوي لدوي محمد رسول الله ديروا يرجعوا من الله ما حفظوا تخميس خسمي سوا ودموا الاصناف من تؤمي ربنا سعد سسر النار على الذي رافض المستوى الكريم عندي وجبات سينما تجلى عبد الرحمن بربنا جدود يا ني كان لا am ci bis mooy tagg yonent bi rek loolu nga nuy witte association des jeunes poursuites du prophète Mohamed kon maire yow yaa waroon wax waaye dañuy may aas rek moom mu def bilan wu journée bi incha allah ñu bàyyi ci xel nag képp koo xamante ne dugal nga xaalis ci commune bi aas dina la ko ak ay ganam incha allah dina ko jottali dañuy wax rek bi ñu dénkee liggéey bi ñun ñoo nekkoon ci commission yi mais ma jiite commission bi nga xam moo nekkoon planification ak finance ci mairie bi commission yëpp liñ doon liggéey ngeen gis ko moom laa leen bëggoon defal benn présentation bu ndaw pour wax leen ne li ngeen fi gis ci matériel yëpp ñu indi ko ay nit ñoo ko fi indi te ñooñu doon jàppale ñooy gan yi nga xam doon nañu wax liñ fi jot am nañ fi ay ceeb am nañ diwliñ am nañ suukar am nañ satala am nañ basal am nañu madaar am nañu javel am nañu ay bloc note am nañ ay big yu ñuul ak ay big yu bleu am nañu tamit pat am nañu tamit ay alxuraan ay téere alxuraan yoo xam ne ñaari catégorie alxuraan simple ak boo xam ne dafa am tafsir am nañ tamit ay téere qiraa am nañ tamit ay téere qawaid te yooyu yëpp buñ ko amee am nañ ba am ay tàndarma am nañ tamit ay suukaru poudre am nañ tamit ay dàll am nañ tamit wax naa ko am na ñoo xam indi nañ sax ay tonni suukar biñ ko indee tam nii la demee bu dee javel yi union des femmes de ginnaaw raay bi sunu yaay Kiné
Sow jiite ànd seeg sunu mbokk Khady Ndiaye indi nañ ñoom fukki madaar ak carton ak fukki carton wu javel. ceeb am nañ fi 17 sac yoo xam ne seen ginjaa moo ñu ko may boo xam ne bu nekk mi ngi def juróom fukki kilo. PAMECAS jox nañu juróom benn fukki saaku ceeb boo xam ni bu si nekk tam mi ngi def juróom fukki kilo ceeb. 25 mairie Guinaw Rail Sud Ablaye Diop le maire moom tam dugal na ci loxoom jënd na juróom ñetti fukki saaku ceeb yoo xam ni yu ñaar fukki kilo la ak juróom. ñu dem am nañ si koo xam tamit ñu koy wax Idrissa Samb mu nekk ku baax moom tamit indi na fi ñaar fukki saaku ceeb yoo xam ni bu nekk def na juróom fukki kilo ceeb. NMA Sanders may nañu moom tamit ñeent fukki saaku ceeb yoo xam ne bu si nekk juróom fukki kilo la def. diwliñ bi seen ginjaa may nañu juróom-ñetti siwo yoo xam ni bu si nekk mi ngi def fukki litre ak juróom mbenn. Ablaye Diop le maire de Guinaw Rail Sud moom itamit jënd na ñaar fukki butéel yoo xam bu si nekk def na juróomi litre diwliñ. PAMECAS mayewaat na foofu tamit 50 satala indi na tamit ñeen fukki nat muy basang. mairie Guinaw Rail Sud basang yu mag yi jënd na si Ablaye Diop si ndigal Ablaye Diop jënd nañ si fukk ak juróomi basang yoo xam ne ay grand modèle la. biñ jógee ci loolu savon yi nga xam ni Ablaye Diop monsieur le maire jënd na ko ak Ousmane Mbeng quartier mi li mu indi ak xale yu ndaw yi liñ doon ket ci biir saabu yi am nañ lu tolloog saabu téeméeri saabu ak ñeent fukk ak juróom-ñett. Pastami NMA may nañu moom tamit une tonne pastami une tonne bi boo ko déggee dafa nekk 95 mbuus bu nekk am na juróomi kii bu fa nekk mbuus bu fa nekk boo xam day def ay kilo juróomi kilo. inspection des daara may nañu 21 bloc note ak 10 kaamil 50 bic noir 50 bic bleu 40 partie xaaju am mayata saa aloon ñeent fukk. ñu indi ñu tamit fukk ak juróomi livre téere yoo xam ne ay xiraa la fukki téere ak juróom yoo xam ne ay xawaid la. jamaatu Ibadu Rahman may nañu ñoom tamit fanweeri kaamil yoo xam ni ay tafsir lañ. cadre communal ñoom tamit indi nañ ay biscuit indi tamit ay grand sachet indi nañ tàndarma indi nañ suukar poudre sijaada am nañ ko ci ak satala ak ay daal waxoon naa ko léegi. mu des wàllu xaalis bi bi ñu ubbee guichet yi maire woo délégué yi woo ñi yore guichet yépp amoon nañ ay guichet yu bari. guichet yi Guinaw Rail ren si bis bi guichet yi indi na 1,633,950 francs 1,633,950 francs moom la guichet yi indi. guichet yi loolu la ñu indi. nii la demee. Sotrac 1 quartier yi laay wax. Sotrac 1 10 000 francs bii dama koy tëb daa am lu tax ma koy tëb. école associative yi 15 000 francs. Daaru Marnaan 1 36 000 francs. Grand Thiaroye 4 20 550. Daaru Marnaan 2 20 250. Aynoumane 6B 52 000. Sant Yàlla 1 46 700. Daaru Marnaan 4 60 000. Daaru guichet mobile bi doon wër ci oto bi 21 700. Daaru Naim 17 000. Daaru Salaam Sotrac 32 500. Daaru Marnaan 5 24 100 francs. Mousdalifa 3 40 000. fii am nañu ay soutien bu jógee ci waa Sabbois mooy usine bu nekk fii ñoom tam 150 000 ñu jox ko loxo ci loxo maire indil ñu ko. Le président Aliou Sall AMS moom tam dimbale nañu 500 000 jox ko maire jox ñu ko. ñu am tamit Mousdalifa 1
mu jox ñu 45000 Aynoumane 6A mu jox ñu 32250 Tivaouane 2 18000 Sotrac 2 5500 Sant Yàlla 2 50000 Grand Thiaroye 3 25200 Darou Khoudoss 87250 Case des Tout-Petits 13400 Conseil local de la jeunesse 24000 École Omar Dia Diouf 33000 Poste Thiaroye 25000 École Apix 18950 Mousdalifa 2 24400 Cadre communal des enfants 10 000 Yàlla Yaana 8000 mu am yeneen quartier yoo xam ne tey lañ koy soog a jot am na ku si joxe Mbacolo 1500 quartier Siressi 31500 quartier Omar Mbow 13000 francs beneen quartier bi ma doon mujjeel c'est le quartier à remercier et à féliciter muy quartier Mousdalifa 4 bi fi indi 122200 francs ñu gërëm ko bu baax a baax si taxawaay bi mu am xeebuñu kenn waaye ku nekk indi na waaye nag boo déggee jàmbaar da nga koy gërëm ne ko jërëjëf donc délégué Souleymane Faye sa quartier ñoo indi 122200 francs donc ñu gërëm leen bu sant leen bu baax bi si pare fan lañ ko def dafa delluwaat lépp si ay frais d'organisation ba nga xam ni soo ko mooyee si li ñu amoon si entrée 1,587,950 dañuy am caisse gu déficitaire de 13050 francs te loolu mooy ñun li ñu bind doon ko def si commission bi waaye li maire jël en charge frais d'organisation bi nag mooy bâche yeeg siège yeeg communication télé yeeg rajo yi ndemoon ak yëpp fa lañ ko dugal ak ba nga xam ni képp ku ñu fi jox paas boo ñëwee tamit dellu jàppal ne foofu lañ ko jëlee tamit kon ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla maire Ablaye Diop yàlla na yàlla guddal sa fan waaye nag ku liggéey lu baax nga wax ko liggéey lu baax ku jub nga ne ko jub nga Ablaye Diop jub na bëgg na lu baax démb maag moom fii ak gars yi ba 3 heures du matin muy soogoo dem tëddi ñuy soogoo dem tëddi pour defar lii ñu doon defar donc bu oyofee noonu ànd ak Pastef boobu kon loolu dañ koy gërëm di ko sant te nitu consensus la soo ko joxee sa xalaat bu xalaatam ñëwee sax moom mu ne bàyyil ma jël sa xalaatam boobu moo gën a rafet sa xalaat kon Ablaye Diop yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla suturaal di gërëm maire Ibrahima Pouy santam di kontaan bu baax ci jotaay di njëkkee nuyoo nag ci suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew di ay doomi soxna te ku ne xam na Sénégal fan la leen teg kon sëñ Fallou maa ngi lay nuyu ndax dafa mel ni ci ñoo fi gis ci doomi soxna xam naa boo ci magul ma yaakaar naa daal yaa ci mag kon ma njëkkee nuyoo ci yow maa ngi lay nuyu bu baax sëñ Fallou dindi ko baax ku gën naa laa yëpp xam di am bis bu am solo bu mu fi def kon sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu maam bu Kunta ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare mu jotuñu ziaru njabootu Ndiassane yëpp sëñ ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu Baye Mbaye sama sëriñ la sama xarit la moom mooy caatu Baye sëñ Touba toog fii ok sa dëgg yàlla délégué de quartier yi nga xam ne suñu papa Aliou Ndao moo ko jiite président maa ngi la nuyu yàgg suñu délégué de quartier yëpp di nuyu aussi les membres di lii kenn du ko mën kon le conseil municipal maa ngi di jaajëfal bu baax a baax di nuyu wax du yàlla aussi suñu partenaires yi nga xam ne ñu ngi fi toog mooy PAMECAS dama dend ak moom nii à droite ak suñu papa Ibrahima Sow mi nga xam ne moom ak Baye Ndioro ñoo yombal la Ousmane Sarr wax du yàlla Pape Niang Ndiaye ñoom ñëpp gis naa leen gis naa délégué yi gis naa imam Niang gis naa vraiment l'ensemble des délégations ci côté bi Oustaz Wat wax dëgg yàlla yéen ak sëriñ daara yi
li nga xam ne tey ndax lii tey yéen seen bés la yéen a ko moom yéen lañ koy defal kon nuyu naa leen sant naa leen gërëm naa leen imam Tamsir Sana Sarr maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu délégué bu baax mu ngi def liggéeyam mais mu ngi def beneen liggéey ndax tey fu ñu nii quel que soit alpha loo defee délit mënu ma ko ñaan ba may ma amul loo ko mën a wax ba du defal yoon waaye bu waree ñëw ci yoon gën a waxtaan ci wàllu dëkk bi doxal doxal loolu mooy maanaam ci conseil ba gërëm nañ la sant nañ la sa taxawaay rafet na xale yi la commission d'organisation sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bi liggéey l'ensemble des commissions ndax mënu maa lim commission yëpp mais toutes les commissions yi doon liggéey nañ liggéey bu rëy liggéey bu am solo rawatina nag Baye Ndioro mi nga xam ne moo jiite commission religieuse wax dëgg yàlla moom ak ñi ma àndal ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen commission sociale bi la même chose kon ñu ngi nuyu ñëpp di mujjee nag ci ñi nga xam ne sama mbokk yi nga xam ne dañuy def politique mooy parti yi nga xam ne ñoo fi nekk Ousmane Sarr ma nga nelee di responsable AFP bu Gannaaw Rail Pa Ibrahima Sow ñëwaat ci beneen tànk mooy ci responsable politique la waaye PAMECAT nekk waa parti socialiste mu ngi nii toog Mayel Thiam mi nga xam ne mooy responsable APR Gannaaw Rail ñëwul waaye yore na une grande délégation mu ngi toog ak yeneen parti yi fi nekk yëpp képp koo xam ne yaa ngi maa ngi seen fële Adja Djigo kooku tamit la même chose ñi nga xam ne aussi mooy parti bi ma bokk xam ne aussi suñu président Baye Mor moo ko jiite ñeneen ak ñeneen ci biir yëpp ñu ngi kon maa ngi nuyu képp koo xam ne dañoo bokk mbir mi di ci liggéey te nga ñëw te yàlla tax kon sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax bis tey bi nag ci gàttal comme temps bi dafa xat président man de sant naa yàlla wax dëgg yàlla billaahi wallaahi tallaahi jullit laa te sama waajur ku gëmoon yàlla góor yàlla bu mag la woon ñu bari xam nañ waaye tey jii sant nañ yàlla bu baax ndax fii ku fi ñëw xool wallaay kilifa yëpp ñu ngi toog këru dina yëpp ñu ngi toog jullit yëpp ñu ngi toog Ginnaaw Rail mu ngi nii toog Ginnaaw Rail yëpp ñu ngi toog sans distinction politique waa ak lenn ñëpp a ngi fi kon loolu boo ko wootee ñëpp ñëw wuy si la war ngaa sant sa borom waaye war ngaa gërëm nit ñi kon man Ginnaaw Rail gërëm naa leen gërëm bu am solo te lii laa jubloon parce que maire bi mën na génne 1,600,000 xam ngeen ko am déet mën na ko waaye dañ ne nañ ko laaj nit ñi mu nekk participation boo xam ne population dañuy dugal seen loxo lii As Diop di def léegi ñuy lim quartier par quartier ku nekk jël sa dërëm même bu dee fukki dërëm la mais moo dara ëpp ko solo ku nekk dugal ñun ñëpp ñu toogaat fi tey ñu joxewaat ko ñun parce que mairie bi mooy agir au nom des populations de Ginnaaw Rail kon alal boobu alal Ginnaaw Rail ñu taxaw joxewaat ko mooy lee ngeen seen na le kon loolu sant nañ ci bu baax a baax en tout cas bis bii de ñaan nañ yàlla mu sax fi dàkk di fa am même maa ngi koy ñaan bu ngeen ma gisatulee na ngeen koy def même bu ngeen ma gisatulee na bis bi nekk si bis Ginnaaw ndax bis bi tey bis bu am solo la ñaan naa ko délégué yéen a ngi may dégg imaam yéen a ngi may dégg ndax kenn du fi nekk rek sax fi dàkk lu waay yor dina jóge loxo di nga dee wala dina jóge loxo suñu borom rek moom moo fi du jóg kon ñaan naa yàlla bu même bu ma fi jógee gisatu leen ma nar bis bi sax ci Ginnaaw Rail responsable politique yaa ngi may dégg ñu war a falu ëllëg bu ma fi jógee ñu ngi may dégg xale yaa ngi may dégg ñaan naa ko yàlla yal na ko yàlla def kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ndax lii dafa rafet dafa nekk teranga lii dina lii lu sell lu baax la lii du politique lii du naxaate lii du jaar fii kii jaar fii lii ku ko xool xam ne lii lu yàlla bëgg la kii mooy caatu Baye Niass Baye Mbaye ñëpp xam nañ ko kii toog
ñaari nit moo dox diggante ak sëñ Touba ba kii xale li muy ndaw nii ñaari nit sëñ Baara sëñ Touba moo ko jur. Ahmed bi ko jur sëñ Baara ko jur sëñ Ahmed moo jur ki toog kon ñaari nit moo dox diggante ak sëñ Touba kon fii détail bu am solo la waa Ndiassane na nga ne toog sëriñ daara yaa ngi toog ñii nit ñu baax ñu ngi ni toog école yi képp ku fi jàngale alxuraan jaay ngi ginnaaw raay yaa ngi fi toog ñépp a ngi fi kon wax dëgg yàlla ñun sant nañu baax ah gërëm nañ ñëpp képp ku si jàpp man sant naa la gërëm naa la am na ñoom relation yu am solo ah directeur waxoon na ko régional ñaan nañ yàlla ñu continuer suñu relation te incha allah dañ ko continuer bu baax a baax NMA Sandeur gërëm nañ ko Ahmed Amar kii def na ko léegi li nga xam ne joxe na ko fi seeni ginjaa moom mooy defar ñoom ñooy bay pomme de terre bi ngeen gis ci télé bi fële ci waalo ñu baax lañ dem ba Sebor moo ñu bool nag moom Idrissa Samb wax nañ ko benn mécanicien la bi mooy ñaari yoon muy jël ceeb di ko may ci commune bi temps yi passe woonam ne ma daal dama laa bëgg a indi ceeb man nag foo ko indi mën na ma sa kër ma déet bu indi sama kër de yóbbu ko ca maire ba mu ne ah maire yàlla xam ne may ma ko man boo ma ko ñaxee mais commune bee tax nga may ma ko tombe muy dem voyage dem na bitim réew mu yónnee ñu téeméeri junni inspection des daara ñu ngi koy gërëm jamaatu Ibaadu Rahman daaw jàppale woon nañu ci ay kaamil ak yeneen mbir ren aussi def nañ la même chose quartier yi président ak ay cin ak ay bool Sénico mi nga xam ne ñoom defar jàll ñii nga xam ne bakk démb la police de Guinaw Rail suñu commissaire ñu ngi koy gërëm bu baax a baax taxawaayam am na solo ci lépp li nga xam ne ñu ngi koy def commissaire ñu ngi lay remercier vraiment au nom de la commune. la Croix-Rouge ñoom ñoo ñu yónnee 10 éléments ndax daaw bi ñu koy def yàlla dafa dogoon am na xale boo xam ne baax dafa dalañ ko am mais xawoon nañ sonn pour mën ko évacuer moo tax ren ñu waxtaan ak ñoom vraiment ñu yónnee ñu ay des éléments yi nga xam ne secours pour ñu mën a dimbali xale yi wala en cas ak situation. ñi nga xam ne aussi mooy animation religieuse képp koo xam ne yaa ngi waxtaan ci diine sama gars yaa ngi toog xam naa ne sa waa yàkkam dina waaye nag maa ngi koy ñaan rek ñoom suñu xaarim ñëpp a ngi toog kuréel diine yëpp murit tijaan ndax ñun noonu lañu ko doxalee dañ ne bis bi bisu islam la bisu diine la murit tijaan xaadir laayeen ñaseen képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci diine bis bi mooy bisam ñu boole ci ak li nga xam ne mooy seen daara yi conférenciers yi nga xam ne ñu ngi fi toog ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm cadre vraiment des enfants ñu ngi leen di gërëm ak le conseil communal de la jeunesse ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom lañu bëggoon a remercier vraiment gannaaw bi ñu defee liggéey bu am solo en tout cas man kontaan naa bu baax kon gërëm naa waa Guinaw Rail encore gërëm naa ñi ma nekkal ci mairie ñi ma àndal di liggéey muy Pape Diagne ak Ibrahima ak le conseil municipal parce que Guinaw Rail ak loo mën a doxee ak tànk boo mën a yëngatoo que ça soit sur le plan politique ak lu mu moo doon nañu ànd ñu nekk benn parce que li ñuy liggéey nii dafa am solo te liggéey bi waratu la yem ci Guinaw Rail war na dépasse Guinaw Rail war na génn ci département bi war na dem au niveau des régions war na dem ci réew mi yëpp parce que mën nañ ko loolu nag bu ñu àndee ñu jàppante bokk ndey bokk bàyyi lu ne yàlla moom mën nañ ko jox parce que li ñuy def nii lu am solo donc maa ngi ñaan ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi ñu jàppalante sëriñ si ngeen ñaanal ñu baax a baax sëñ Fallou sëñ Baara Baye Mbaye yéen lu ngeen wax yàlla dina ko def parce que xam nañ seen i maam xam nañ seen i waajur ku ne xam ne sëñ Tuubaa lu mu liggéey ci mi réew ku ne xam ne Cheikh Islam man ka wax laa dëgg sama yaay am na lu bëri yoo xam ne daana siyaare ji Baay Ñas man sama yaay sama waajur dara fa daan dem mu koy ñaanal ba ma may na xale doon am na yu ma wax yoo xam ne du ma ko wax yoo xam ne bàyyi wax na ko sama nàmp jox yaayam moom moo ma yar ci moom laa nekkoon jàngalekat la Pape Diagne xam na ko bu baax maa ngi koy nuyu bu baax moom xam na maa ngi. Troisième édition des journées de solidarité envers les personnes handicapées et aussi les daara. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette année? Oui, merci. Comme vous l'avez dit,
Je crois que c'est la troisième fois que la commune de Guinaw Rail Sud, à travers vraiment sa commission religieuse et l'ensemble des conseils municipaux, alors et toute la population vraiment se réunit vraiment à un seul jour qu'on appelle une journée vraiment des talibés. C'est une journée dédiée aux talibés, mais aussi aux personnes handicapées, en tout cas aux personnes vulnérables. Quand même, nous l'avons préparé depuis 2 à 3 mois. Quand même, voilà, aujourd'hui nous sommes réunis quand même avec vraiment l'ensemble des populations, les délégués, les imams et toute la population de Guinaw Rail Sud quand même pour célébrer vraiment cette belle journée. Alors, quelle est la nature du don qui a été mobilisé et son montant? Et nous avons mobilisé d'abord la matière humaine. D'abord, nous avons discuté vraiment avec l'ensemble des populations. Parce que nous ne voulons pas faire cette journée-là uniquement pour la commune, pour la mairie de Guinaw Rail. Nous avons vraiment créé des guichets. Parce que nous avons 24 quartiers. Dans chaque quartier, il y a un guichet. Il y a des guichets au niveau des écoles, l'école Apis, l'école Oumar Diadiouf, le marché Waranga. Il y a aussi des guichets mobiles. En tout cas, nous avons créé vraiment des collecteurs secondaires qui vont aller vraiment dans les quartiers, collecter vraiment la participation des populations. Mais aussi, nous avons écrit vraiment des lettres à beaucoup de partenaires. Comme je ne veux pas faire, je ne sais pas, ça sera de la publicité, mais en tout cas, beaucoup de nos partenaires, les entreprises vraiment qui sont au niveau de notre localité, et d'autres vraiment faiseurs de biens qui se trouvent au niveau vraiment de Dakar ou bien ailleurs. En tout cas, les produits sont composés de riz, de l'huile, des nattes, de la pâte, en tout cas des bouillards, du sucre. En tout cas, c'est l'ensemble des composants des nattes. En tout cas, nous avons l'ensemble des produits que les enfants auront besoin au niveau des daara. Des cahiers, parce que nous avons des daara, nous avons aussi des écoles coraniques. Nous avons 2 sortes de daara à Guinaw Rail. Des daara internes, c'est-à-dire des talibés qui se trouvent chez le marabout et qui passent la nuit, qui sont tous là-bas. Mais aussi, il y a des talibés qui sont il y a des écoles qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire des enfants qui viennent là-bas passer la journée, mais le soir, ils vont retourner chez eux. L'ensemble des 2 catégories de Dara seront quand même aidés un peu quand même pour la gestion vraiment. La somme aurait contribué à combien? Bon, c'est beaucoup, hein, parce que quand même, c'est pas une somme que moi que j'ai sorti. En tout cas, ça va tourner au minimum de 6 à 7 millions quand même pour la journée. Alors, il y a des appuis consistants pour les Dara. Est-ce que le maire va passer par là avec le conseil municipal pour faire un arrêté et interdire directement la mendicité? Non, on ne va pas interdire la mendicité parce qu'on n'aura pas les moyens de l'interdire. Pourquoi? Parce que quand on l'interdit, les Dara ou bien en quoi ils vont nous dire alors maintenant quels moyens ils vont se faire quand même pour gérer leur quotidien. Mais en quoi nous allons participer. Nous allons contribuer vraiment au développement de ces arts-là. En quoi on peut réduire la mendicité en leur donnant un peu de riz, de l'huile. Peut-être tous ces temps-là, ils vont rester sans ne pas beaucoup manger. Mais nous allons demander quand même que cette affaire-là soit réglée par quand même l'État du Sénégal. Parce que les côtes locales n'ont pas les moyens pour gérer ce contrôle-là. Mais en quoi nous sommes en train de participer, nous sommes en train vraiment de sortir les moyens de la commune et de faire participer notre population. Et ça c'est important. Parce que toute la population de Guinaw Rail a participé pour ça. Parce que nous sommes 24 quartiers. Dans chaque quartier, il y a un montant d'argent qui a été collecté par le délégué lui-même alors pour le compte des Dara. Vous savez que ça c'est important. Quelques mois de l'hivernage et déjà de visite, vos canaux sont tellement tués par les santé. Oui. Alors, non, nous avons un seul canal qui pose problème, c'est le canal là que vous faites face. Je crois que je vous donne rendez-vous dans 2 mois. Si vous venez à Guinaw Rail, vous ne verrez plus ce canal-là. Parce que dans le cadre du Pakistan, nous avons reçu vraiment de l'argent et que le marché est lancé. Alors nous sommes à la procédure. Je suis avec le président de la commission chargée des marchés, il connaît ce que je dis. Bientôt, ça sera un vieux souvenir. En tout cas, Guinaw Rail n'a pas beaucoup de problèmes d'inondation, peut-être dans certains quartiers, et nous sommes en train vraiment de gérer. waaw ne bis bu ñu
kontaan la boo xam ne dañu dajale woon tey dëkk bi yëpp les quartiers les imams les délégués les notables les bàjjenu gox les jeunes associations yi en tout cas toute la population est là le conseil municipal ñu daje tey waxtaan dem ci dëkk bi da ubbi ay gisee ndax dafa am bis boo xam ne ginnaaw raay chaque année bi mooy ñetti yoon ñu koy jagleel daara yi ak nit ñu néew doole loolu nag ñun du maire bi kese mooy jël xaalis di ko def mais dañuy laaj population bi à travers ay gisee ñu ubbi ci quartier yi ñoo ñëw joxe seen participation waaye aussi am na ñeneen ñoo xam ne ay partenaires lañ ñu ngi en dehors de la commune ñu ngi ci les entreprises de la place wala nit ñi nga xam ne yàlla def na ñu doon nit ñu baax ñoo xam ne dañuy dimbalawaatee ñoom tamit indi nañ seen ndimbal yooyu yëpp lañ dajale ci benn jour tey di ko joxe moom moo nekk nii. koppar yi xaw na bëri mais mënu ma ko c'est-à-dire que du maire bi rek moo ko joxe mais boo xaymaa li ñu jot ci matériel normalement ak li ñu ci dugal ci wàllu organisation ak wàllu matériel bi ñu jënd di war ko joxe wàllumaa war na mat juróom-benn million ak lu ko tegal. non dakal bi moom mënuñu ko def parce que tamit nit ñi taalibe yi fi ñu nekk dañoo war di lekk di naan di war di jàng di am ay seeni besoin mais en tout cas ñun ñu ngi participer ci lu ko wàññi ci lu jàppale seen daara pour que mu condition mën a normal loolu tamit dañ ciy lancer wàllu message gouvernement bi nga xam ne ñoom ñooy réew mi ñu jàppale daara yi bu baax a baax ndax xale yi dañuy seen yelwaan gi daal xaw na métti